télévision Futurs Médias mbokk yi teewlu xibaaru marax yi ponk yi ca gën a fës bokk na ci fukki doomu aadama ak juróom ñett yi ñu ne ñoo ñàkk seen bakkan ca conguk restaurant Café Aziz Istanbul ba ca Ouagadougou ca Burkina Faso nee nañ juróom ñett ya dëkkuñu ci réew moome ci juróom ñett yooyu sax kenn ki ñi ngi naan doomi Sénégal la ju fekk baax ca Liban am na sax ñu naan ñaari doomi Sénégal ñoo ca ñàkk seen bakkan lu mu ci mën a doon ndaw li toogal Sénégal ca Burkina Faso danañu ci gindi muy Anta Coulibaly Diallo congo goge nag ci fàttali démb ci dibeer ji la mu nekk congo yoo xamante ni nii amul menn réew mu mën a taxaw ne mucc na ca lum ci mën a doon fii ci Sénégal wàllu kaarange gi ña ngi koy dooleel docteur Bakary Samb bu université Gaston Berger bu Saint-Louis ma ngay sàkku nag ñu gën a dooleel lu aju ci wàllug xibaar yi lu ci mel ni renseignement nañu ko gën a dooleel beneen ponk boo moyul nag gaz dana manqué fii ci Sénégal ndax jafe-jafe yi ñu nemmeeku ci wàllug hydrocarbure syndicaliste yi nga xamante ni ñoom ñoo nekkee ci société de raffinage di SAR ñoom ña ngay xel ñaar ci njaayum yenn ci action ñeel kër googe nee nañ nag ka nar a doon actionnaire bu maanaam gën a mag ëppi action foofee ci kër googee di SAR Xaadim Ba lay doon téeméer boo jël nag fanweeri ak ñeent nee nañ moo ko yoree Ami Collé Dieng ak Penda Ba bàyyi nañu leen gannaaw nag lu jege fukki fan yoo xamante ne nii ñu ngi woon ci kaso bi du ñàkk ñu ànd ci ak Adia Talla beneen ponk wàllu tàggat yaram la gannaaw ñeenti fan yoo xamante ni tàggatu nañu ko sunu gaynde yi ci wàllu basketball ñoom nag noppi nañu ngir afro basket bi entraîneur bi di Forfilio di Fisac moom am na ci xel mu dal waaye mënta sori ndax meneur bi di Han Dalméda dana jouer am déet ndax dafa toll ci faju ba ci nag góor gi si Dieng mi nga xamante ni ñu ngi ci waxtaan ak clubam mbokk yi ponk yaa ngi ni yaatal gi léegi-léegi jàngeen jëf ci ànd beeg télévision Futurs Médias xibaar yi ni ñu ko waxee ci ponk yi muy fukki doomu aadama ak juróom-ñett yu ñàkk seen bakkan ca congu ga ca restaurant Café Aziz Istanbul ba ca Ouagadougou di pays réewum Burkina Faso fukk ak juróom-ñett yooyu nag nee nañ juróom-ñett ya fekk ñu baax ca réew moomee ñi ngi naan ab doomi Sénégal gu fekk baax ca Liban bokk na ci am sax ñu naan ñaari sénégalais la congu goge nag ci fàttali démb la woon ci dibeer ji mu nekk ay congo yoo xamante ne nag dana fay faral di am ndax ba ca mujj ci atum 2016 la ci fàttali ci ab restaurant boo xamante ne tamit diggam ak restaurant ba ñu songu démb soriwul lool ndax ci ñaari téeméeri mètre ci la toll te gënoon naa métti ndax fanweeri doomu aadama ñàkkoon nañ ci seen bakkan loolee ci atum 2016 la woon ñu dalal nag ndaw li nga xamante ni moom moo toogal Sénégal foofee ca Burkina Faso dinañ ci dellusiwaat ñu daal di des ba tey ci congo gay niñ ko waxee rek dugguleet ñu amal ko foofee ca Burkina Faso rawatina ak ca payum réew ma di Ouagadougou démb la woon ak jafe-jafe nga xamante ne moo ci am ba fukki doomu aadama ak juróom-ñett ñàkk ca seen bakkan leeralee Aminata Mbaye Sow amat Burkina Faso bile yoon ñi amal cong boobule ci ab café restaurant bu ñuy woowee Istanbul la ñu daal di dugg ñu jàpp gum ne lu toll ci fukk ak juróomi ñetti nit ñàkk gum nañ ci seen bakkan dont ñaar ci ñi nga xam ne ñoo amal attaque bile bokk na ci ñu faatu ci fàttali nag duguleet ab attaque terroriste am ci quartier bi nekk ci capitale bu Burkina Faso ci atum 2016 15 janvier Al-Qaïda au Maghreb islamique ñoom revendiqué woon nañu attentat bi amoon ci café cappuccino ci biir cong boobu nag lu ëpp fanweeri nit faatu woon nañ ci ñu bëri tamit daal di am ci ay gaañu-gaañu Burkina Faso mu mel ni terroriste yi dañ ko jëlal yoon ndaxte ci fàttali ci 2016 benn attaque bu metti amoon na tamit cong boobu nag dañ ko jëmale woon ci armée bi nga xam ni ñoo nekk ci nord dëkk boobule nord boobu nag ci ab gox bu ñuy woowee Soum te mu am ak frontière ak dëkkub Mali jàpp nañ ni benn groupe bu ñuy woowee Ansaril Islam ñoom ñoo fa teg loxo fi mu toll nii dañuy faral di amal ay attaque ci ñi nga xam ni ñoo fa toggal nguur gi waaye sax askan wi nga xam ni dañuy ragal ne yenn saay dañuy faral di lënkaloog nguur gi ngir jox leen ay information ci Burkina Faso nag ginnaaw bi ñu seetloo attaque yu bëre yooyu foofee ca nord jàppoon nañu
jëloon nañu sécurité bi gën ko renforcer ki nga xam ni moo nekkoon chef d'état-major des armées tamit ñu tekki ndomb baatam teg fa keneen waaye teewul donte coppite yooyu amaloon nañ ko teewul ñenn ñi nekkoon ci armée bi yëkkati woon ay kàddu di ñaawlu jumtuwaay yi nga xam ne ñu ngi leen koy jox ngir ñu xeex ak terroriste yi. Burkina Faso ñu jàpp ni tamit coup d'état ba fa amoon le 17 septembre 2015 bokk na ci li ko gën a fragiliser. général Gilbert Diendéré mi amaloon coup d'état boobule moom fi mu toll nii dañ ko teg loxo waaye tamit régiment de sécurité présidentielle bi nga xam ni moom moo ko jiite woon sax dañoo dakkal seeni activité ñenn ñu bëri jàpp ni insécurité bi nga xam ne am na foofee ca Burkina Faso bokk na ci li ko waral mooy RSP yooyule dañoo liggéeytul joxatuñu renseignement yi war nguur gi fa nekk. fi mu toll nag Burkina Faso bëgg xeex ak terroriste yi loola waral sax ñu lënkaloog ak yeneen dëkk yi nekk ci Afrique di Mali di Niger di Mauritanie ak Tchad ñu boole seen doole su ko defee ñu mën a xeex terroriste yooyu groupe boobu ñu ngi koy woowee groupe G5 Sahel ñoom dañoo fas yéene boole seen armée dugal xaalis bu bëri su ko defee ñu xeex terroriste yi ci seeni frontières. ñu koy jaajëf lu baax Aminata Mbaare Sow ci wàllu woowee la ñuy des sax di wax xeex wàllug terrorisme fii nag ci Sénégal yàlla nag musalagum nañu ci mbir moomee di ñaan yàlla mu gën ñu cee musal wàllu terrorisme waaye lu mu ci mën a doon kaaraange gi moom ñi ngi def kéem kattan ngir gën koo dooleel boo xoolee tey yenn ci mbedd ak yenn ci barab foo gis nag foo xool da nga fa gis takk der ñuy wattu ak moytu askan wi nag ñu bari di ko rafetlu Mame Birame Diouf. taxawaayu takk der yi ci yoon yi ak ci yeneen bërëb yu am solo doon na luy dalal xelu waa ji. suñu xel dal na parce que vraiment non seulement sécurité bi fi am mais ñun suñu dëkk yàlla dafay aar lu koy aar loo xam ne fii moo nekk ñun te vraiment dispositif bi gars yi jël moom sincèrement parler amuñu ci xalaat bu ñaaw ni du ma si am fii incha allah du ma si am loolu moom man ragal naa ni moom yàlla mën nañu sutura ci loolu du côté boobu waaw du ñu am problème. man autorailleur contrôle bi sévère na mais loolu moo baax loolu boo deful loolu doo am li nga bëgg. il faut que ñu continue ñëpp am coopération boobu di nangoo dugal si yoon bopp di nangoo diir gars yi ñuy wax aussi. soxna si di madame Coulibaly doon ab ivoirienne gu amal ay vacances am fii ci Dakar moom nee na nag taxawaay gi nga xam ne kat takk der ñu ngi koy amal rawatina patrouille gendarmerie di amal lu muy rafetlu la. je peux le dire parce qu'on a vu. fépp ci dëkk bi gis naa taxawaayu takk der yi patrouille yi nga xam ne nag gendarmerie sax mu ngi koy amal doon na luy dala sama xel. la sirène c'est persuasif. dafa fekk ni kilifa yi xam nañ bu baax menace terroriste bi am jamono ji ba tax kon ñuy gën a yokk matuwaay ak jumtuwaay ya nga xam ne ni ñu ngi koy amal lépp ngir fagaru. ministre de l'intérieur et de la sécurité publique moom sax ci fukk fan ak juróom-benn ci weeru mai bi ñu génn doon amal ab simulation attaque terroriste ci CES yëkkati woon na kàddu yi. c'est pas quelque chose de souhaitable. attaque terroriste kenn ñaanu ko yàlla waaye jàpp naa ni war nañ gën a fagaru góorgóorlu kon moytu bakkan rot li lépp nag bokk na ci li tax ñu mucc ci ab entraînement. bu mucc ayib. qui peut nous donner ce résultat-là. Avec toute cette menace terroriste aujourd'hui, nous en Côte d'Ivoire on a eu à subir ça à Bassam. boo xoolee song yëpp terroriste yi di amal ci àdduna si bokk na ci ca Grand Bassam ca Côte d'Ivoire ba ca Burkina lu may ñaawlu la war nañu nag booloo bu baax ngir xeex bi kat gën a am doole ndax mbirum terroriste yi kat ñëpp la soxal ci àdduna si. song bi am ci ab café restaurant ca Ouagadougou doon gu mujj jamono ji doon lu ñuy ñaawlu di ñaan nag mu yem fi. ñu koy jaajëfal bu baax Mame Birame Diouf ni ñu koy waxoon ci ponk li ndaw li toogal Sénégal te Burkina Faso Anta Coulibaly Diallo la ñuy jokkool ci buum jokkoo gi maa ngi lay nuyu Anta Coulibaly. di am mbégte di la dalalaat ci maanaam plateau bi di jokkoowaat ak yow ndax ci suba jotoon nañoo jokkoo ak yow ñu lay jaajëfal bu baax a baax ci disponibilité bi waaye dafa am xibaar bu ruus ñeel nag ñooñee faatu ndax nee nañ am na ab doomi Sénégal boo xam ne ma nga fekk baax ca Liban am na sax ñu naan ñaari doomi Sénégal ñoo ci ñàkk seen bakkan ndax mënuñu gindi ci xibaar boobu. waaw xam nga depuis ci après midi bi. autorité gouvernementale bi ñoom ñoo ñu informé ci benn sénégalais d'origine libanaise waaye nag am na ñetti victimes yoo xam ne kenn jotagu leen woon identifié ñun nag ñu ngi ci fi mu nekk ci gëstu bi di seet nag ndax beneen sénégalais bi ñuy wax ndax am na ci fa la bokk wala déet ñu ngi ci gëstu bi fi mu nekk ni
soxna si laata ñuy tàggatoo ba tey xam nga ci suba yaa ngi doon wax ni ci xibaar yi nga jot am que amul kenn ku revendiquer gum attaque boobee ndax ba nëga ni ci loolee la ñu toll amul kenn ku wax ne mooma. déedéet ci loolu la ñu toll ba léegi. est-ce que sénégalais yi fi mu ne nii ña nga xamante ne ñoo fa nekk nan nga jàngatee seen comportement ndax ak pëccëxoo amu fa jaaxlewunu ak yooyu fi mu ne nii lan ngeen nekk di def. waaw li ñu nekk di def moo di ñun ba attaque bi dooree rek dañ leen yëgal ni ñoom ñëpp buñ kenn seetaan bu kenn génn nañu dem toog ci seen kër yi loolu la ñu yàgg nañ ko doxalante ak ñoom ndax daanaka xam nañu sax ni yëpp yi di doxee moo tax njàqare nag am na waaye itam ku am sa soxla yaa ngi koy dem doxi te dellu sa kër toog ci loolu la ñu nekk nii. est-ce que également yéen a ngi waxataan ak ñoom ci yenn barab yooyu ndax nee nañ maanaam lu ci bari fi ñu song noonu ndax du guleet ñu song fa songoon nañu fa waaye nekk na barab boo xamante ni bari na lool lu fa ñoo xamante ne fekk ñu baax ci réew moom di fa fréquenter est-ce que Sénégalais yi également yéen a ngi waxtaan ak ñoom ci seen fréquentation. waaw communication bi ngi dox suñu diggante ñoom bu baax sax tout le temps dañuy communiquer bu lii amee ak bu amul yëpp dañuy faral di waxtaan. waaye mi ngi tolloog nag lii amee nii foofu képp kuy dund fii ci Ouagadougou ak wala ci Burkina daa fa am soxla di fa dem ndax foofu daanaka mooy la plus grande avenue foofu la njaay mi nekk fa la yëpp nekk daal nit mënul moytu ni doo dem foofu xanaa di ko def ak xew rek waaw ñu leen ciy ñaax rek di waxtaan ak ñoom. ñu di ko jaajëf bu baax sant nañu la wax dëgg neex yàlla gërëm la ci disponibilité bi Anta Coulibaly Diallo may fàttali ni yow yaay ndaw li toogal Sénégal foofee ca Burkina Faso ñu des ci congu googee nag ñu jàpp ne nag ne war na am lu baree bari lu ñu dooleel ku ci mel ni docteur Bakary Samb moom nekk ca université Gaston Berger bu Saint-Louis muy gëstu lool ci wàllu terrorisme moom nag la mu xam ne rek mooy suñu njiitu réew yi war nañu gën a dooleel taxawaay bi ñeel nag wàllu renseignement di xibaar ndax loolu bokk na ci lii tax nag wàllu terrorisme ñu xeex ko bu baax a baax ci suñuy réew ñu teewlu ay kàddoom ak Alassane Ba. bu ñu analyser phénomène yu mel dafa am lu changé ci monde bi li changé mooy beneen yoon dañ la wax naan est-ce que réew sangam am nañu radicaliser ñoo xam mën nañu passer à l'acte mais tey frontière yu Mali moo nekk problème boo xam nekkul problème Mali kese mais problème bépp réew mu den ak moom fa lañ jógee attaqué Grand Bassam fa lañ jógee attaqué Niger ci zone Tillabéri mais aussi fa lañ jógee attaqué Burkina Faso ba mbir mi commencé fa law mu booleeg nag benn mouvement bees bu ñu tuddee Ansarul Islam nga xam ni Cheikh Bourayma Diko moo ko jiite nekk ca bëj gànnaar réew mi def ñaawteef yi nga xam ni yooyu la Boko Haram doon defal ci Nigéria mu nekk loo xam nag kilifa yi war nañ ci bàyyiwaat xel ci ñaari anam benn bi mooy prévention mooy li ñu olof naan fagaru te fagaru du doy beneen bi aussi mooy li nga xam mooy instance régionale yi nga xam ñooy xeex wàllum terrorisme ñu mën ko intégrer ba di échanger information ak renseignement parce que guerre changé na anam bu yàgg guerre ñaari armée la woon ñuy jàkkaarloo ku ne kii soit kii gagné wala kii perte tey nag noon bi doo ko gis xamoo fu mu nekk te boobu mi ngi sa biir kër déjà. mu nekkoon docteur Bakary Samb bu université Gaston Berger gouvernement bu Sénégal nag ñaawlu na bu baax a baax la xew ca Burkina Faso di cong googe nee na nag Sénégal tey la gën a taxaw ngir dooleel bu baax a baax wàllug lëkkaloo gi jëm ci xeex wàllug terrorisme mu nekk ab communiqué boo xamante ne nii mi ngi tukkee ci njëwriñ ji dénk lépp lu jëm ci jëflante ak biti réew bu Sénégal ñu daal di wax ci leneen muy gaz bi ñu ne boo moyul dana manqué ci Sénégal ndax ay jafe-jafe yoo xamante ne nemmeeku nañu ko ci wàllug hydrocarbure société de raffinage di SAR foofu nag gis nañ ni société boobee du yàgg lool dana am ab actionnaire bu am doole bu cay bokk Xaadim Ba lay wuyoo nee nañ nag téeméer boo jël ci action ya fanweer ak ñeent moo ko fas yéene moom syndicaliste yi nag liggéeyee foofu ñoom ña ngay xel ñaar ci njaay mi nga xamante ni jëm na ci action yooyu nee nañ nañu ko defee dëppoowul ak yoon te ñoom nag noppi nañu ngir topp yëf yi ba xam fi wànnen di mu jékki gëttam Habib Faye. secteur hydrocarbures yi yëngooti na bi la yoon
Khadim Ba dugg ci biir moom mi am 34% ci action yu société africaine de raffinage bi Mbicog Mballo mu indi ko la ka waral bokk na ci 17% ya mu bëgg a jënd ci boobu lekk société loolee daa tax mu doon ko ci gën di ràññeeku ci actionnaire yi ci loolu ñoom importateurs yi taxaw tëmb ne daañu indi li di ñàkkum gaz ak lu xeetook moom fii ci mim réew. loolu mënagul a nekk ci Sénégal gëmuñu ne dina nekk. nguuru Sénégal en tout cas warul réewu Sénégal passé na fu ay importateurs di imposer pénurie ci produits pétroliers ak sensibilité bi mu am ba tax na yaakaar nañ ne grève boobu duñ ci egg. syndicalistes yi la ñuy ñaawlu moo di $500,000 ya ñu fas yéene jébbal ñoom acteurs ya nekk ci société boobee. ñu bëgg ñu xam ndax raffinerie bi ëllëgëm dina mucc. ndax dina dëgër dina taxaw ndax dinañ investir ba li daloon dutuñu dalaat ba ñu waxtaanee joxoon nañu ay part bii yoon gis naa ci presse bi ñu naan am na lu ñuy jox liggéeykat yi naka nga mën a joxe liggéeykat te waxtaanoo ak moom donc nee nañu lu ñu def sa ginnaaw dañ ko def contre yow nañu wax ak liggéeykat yi pour que li ñuy def liggéeykat yi gis ci seen bopp réew mi gis ci seen bopp askan wi gis ci seen bopp. waaye ñoom syndicalistes yi jëlaguñu benn yoon ab ndogal ci li ni mel. te suñu action syndicale dañ ko wéer ci xam li ñuy def xam fi ñu jëm ba tax na ñu ngi ci ut information mais nag am na lu nga xam ne ñaawlu nañ ko lool li ñu ñaawli moo di ba tey ji may wax ak yow amul benn autorité muy ministère de tutelle de l'énergie mu di autorité SAR mbaa sax ñi nga xam ne am nañu mébét jël SAR. Mbicog Mballo gi bëri lool ci seen diggante ñoom acteurs hydrocarbures yi nekk fii ci biir réew mi chiffre d'affaires yi di jur coow SAR am lu toll ci 400 milliards de francs CFA ci chiffre d'affaires waaye résultat opérationnel bi toll ci 12 milliards ci suñu koppar suñu sukkandikoo ci suñu naataangoo yu libération yi waaye boobu leeg société jamono ji résultat net ba mu am moo di 7 millions ci suñu koppar. Abi Faye ñi nag ñeneen ñi syndicaliste la ñoom it ñu am lu leen naqari lool féetee ca Sénélec ñoom nag embauchement la ñu bëgg maanaam daal ñu jël leen ñu liggéey ñu am kayit yu leer mu nekk nag loo xamante ne daal ña ngi ci joxañ baaramu tuuma ña yore kër ga ndax nee nañ ñoo taxawul ci seen mbir. Moussa Sow moo wax ci seen tur ñu teewloo ko ak Cheikh Hassana Fall. protocole d'accord ba nu signante woon ak ñoom protocole d'accord boobu dañu ko violé. ndaxte ñu ngi càmbar ci biir dossier bi di ci jël ay nit di leen embaucher c'est parce que dañu am ay mbokk yu nekk ci biir loolu moo dul yoon mais beneen bi ci gën a flagrant mooy bu ñuy def test de classement parce que mënuñu dugal ñëpp ndax Sénélec dafa waxoon ne dafa am problème mu trésorerie loolu moo doon sababu ñu fractionner dossier bi def ko en 3 parties 2016 200 2017 200 le reste en 2018 mais bu ñu demee nag ba gis ne Sénélec mu ngi embaucher yeneen nit yoo xam ne mosuñu liggéey biir Sénélec déclaré par le canal de son directeur ne am nañu bénéfice ñu gis ne ñu ngi mëne campagne ñu gis ne ñu ngi may ay compteur woyofal ci ay population soxorewuñu leen ko waaye nag bala ngaa laax jaay da ngay laax lekk mu am ay pères de famille yoo xam ne ñi ñu ngi liggéey ci biir kër gi test de classement boobu ñu wax lan lañ ci génne ñu ne woy parce que dañuy tester nit ñi ba xam ndax apte nañ ci poste yi ñu leen di jox wala déet mais loolu caaxaan la. niñ ko waxee woon ci ponk yi ñu ngi doon wax Ami Collé Dieng la ak Penda Ba waaye mujjantal gi ci Ami Collé la ñu mujjee bàyyi gannaaw lu jege fukki fan yoo xamante ne nii mi ngi woon ci kaso bi. Hadia Talla la ñu ci jokkool. Hadia Talla nuyu naa la. maa ngi lay fay fàttali la. Hadia mu mel ni mujj nañu koo bàyyi moom Ami Collé Dieng lan nga ñu ci mën a wax ñu mën koo jàpp ci xibaar. waaw fàttali dem comme ni nga ko waxee noonu la kii di Ami Collé ay nañ ko. di 19h jotee di 19h0 ci la jéggi li nga xamante ni mooy buntu prison bi nga xamante ni moo nekk ci Liberté 6 te ñu jagleel ko jigéen bu ñuy génn nag dafa ànd ak keneen ku jigéen ñoom ñaar ñëpp ñu muur suñuy kanam loolu nag li ko waral rek mooy ñi nga xamante ne ñoo ko jël ci woon mooy ay jege ñaale am ñoo utiliser subterfuge boobu ngir rek nit ñi bañ a bàyyi xel ci kan ci ñoom mooy Ami Collé Dieng wante nag biñ ko defee ba pare ñoom ci suñuy bopp ñoo ko weege parce que dañu doon tudd turam ba ñëpp xam ni kii kan moo fi Ami Collé Dieng ci na maître rek tamit mooy que ni laata loolu kii di maître Baro moom moo ko njëkk a teew ci 18h tegee 40 minutes foofu la ko fekk laata Ami Collé di génn ci nga xamante ni mooy kaso bi nekk ci Liberté ci maître nag bi Ami Collé génnee ba pare dafa ne rek liberté provisoire lañ ko jagleel
wante nag nee na xeex bi doon lu muy rafetlu la wante nag xeex bi dafa nekk xeex boo xamante ne dinañ ko wéyal lu waral liberté provisoire bi nag mooy ci suba ñoom ak avocat ñi nga xamante ni ñoom ñoo doon layal kii di Ami Collé Dieng bokk na ci maître Ciré Clédor Ly maître Amadou Sall ak maître Djibi Diallo ñoom ñëpp tey ci suba ak Ami Collé Dieng jàkkaarloo nañ ak ki nga xamante ni mooy juge bi ñu muy posé ay questions kii di Ami Collé Dieng indi ay tontu ci daal di ko rafetlu daal di leen jagleel li nga xamante ni mooy liberté provisoire bi nee nañu nag li ñu mën a rek def mooy am mbégte ci li nga xamante ne xew na tey jii wante nag xamal nañ ne dinañ fexe def seen kéem kattan ba rek li nga xamante ne mooy liberté provisoire bi mu nekk tamit liberté totale parce que tey jii daal kii di Ami Collé Dieng ñu dina li nga xamante ne mooy këram amoon nag ay njëgëñaalam ñu ko xamante ni ñoo ko jël ci woon ci benn oto ñoom ñëpp indi nañu oto bi nag ba ci bunt bi ngir rek jéem nax lii di vigilance ci journaliste yi nga xam ñu di ko jaajëf lu baax Hadia Talla muy kon bàyyi néggandiku boo xamante ni am na ko moom Ami Collé Dieng ay avocat am nag ne daan wéyal xeex bi ngir ñu bàyyi ko bañ ko toppeeti ci lenn moom Ami Collé Dieng ñu wax nag ci wàllug ndox mi nga xamante ne ndox mu salte la ak ndox yi taa ñu nemmeeku ko nag ci Ndakaaru gannaaw taw yu mujj yi nga xamante ne nii taw na ko di taw yu metti loolee nag gàllankoor bu baax a baax askan wi nga xamante ni ñoom ñooy yeewoo ci Ndakaaru ba mu jaral leen sax ñuy wax kilifa yi ñu jàppale leen bu baax a baax ndax ndox yu taa yooyu bari na lu mu leen di gàllankoor tey itam mën naa jur jàngoro booy xool Moussa Ngom Abdoulaye Diallo. ginnaaw taw gi ñàkk cet ci yenn mbeddu Ndakaaru ay ndoxu taw jaxasoog ndox muy ball ci foos ndax ay canalisation yu yàqu mu doon lu ñu gën a nemmeeku ci capital bi ginnaaw taw yi fi mujjee wàcc doon it li ñu dëkkaaleeg ndox moomu di nakarlu loolu. samedi ba léegi vraiment daal ndox bi mu ngi fi quoi mais ndox bi nag ndox taw la xam nga taw bi vraiment daal fi taw ni bëri loolu moo tax après ndox bi mu ngi fi mais du dara xam naa fosse bi vraiment daal daa fàtte rek quoi. problème la ñu am fi mu nekk nii salte na tàng na xeeñ na benn canalisation amu ci tàngaay wee ko fiy jëlee ak oto yi ni ñu ciy duggee di génn mais chaque année c'est comme ça zone de captage mais li ci ëpp nag li ci ëpp tey ji mu mën koo wax mooy tuyau ONAS bi nekk fii moo fees ba ndox mi di yokkaat fii fi ne tant que defaluñ tuyau boobu ndox mi du gaaw a jeex. mu amit ay gàllankoor yu bëri yu mu leen di jural ci seen dundin. waa koñ bi wax nañ ba sonn mais assainissement bi dara lañ ci deful ñu ngi fii yàgg gis nga ko terrain bi gis nga affaire yi ndox mi oto yi mënuñu gaare ciment mënta wàcc suñu clients yi xam nga wax mooy loolu. digg nga fi ne maa ngi toog yor sama bukaay duub mënu ma liggéey oto yi du ñu nangoo xuus ci ndox mu salte mi bu doon ndoxu taw y a pas de problème mais lu ci ëpp ndoxu ONAS la ma nga nee boo xëyee c'est visible. salte la kay ndax xam nga lii ak njaay mi baaxul wante amuñu si beneen pexe ndax du ñuy liggéey. bu weesoo li mu leen di yàqal dëkkaaleeg ndox mu bon mi amit lu mu leen mën a jural ci seen wàllu wér-gu-yaram. affaire santé moom da ngay waaw parce que fii xam nga fii ci wetu terrain bi nii dañ fiy tuur femme yi dañ fiy tuur ay mbalit ay potu sow di lu leen dañ fiy tuur bu ko defee day jaxasoog ndox mi ak booy yi foo ci ndox mi. wéeruñu maa ngi sëqat waa koñ baa ngi sëqat yoo yaa ngi fi lépp a ngi fi dara baaxu ci. ak yooyu am pagaille fii mooy zone de captage su tawee ba 3 mois yi jeex nii la ñuy dunde moo ne laataa nawet bi jub si amoon na liggéey ñu sumboon ngir teel a jóg ci ndox mi tag ci Ndakaaru wante résultat yi taxu koo demee noonu. tàggat yaram ñu doole ko ak basket gannaaw ñeenti fan yoo xamante ni ñu ngi doon tàggatu sunu gaynde yi ci wàllu basket fi na nag noppi nañu ngir afro basket bi nga xamante ni moom la ñu doon waajal seen entraîneur dalal na xel yi ci suba mi ngi doon janook taskatu xabaar yi lu mu mënta sori nag mooy ndax ki nga xamante ne rek moom mooy Anne Dalméda ndax dana bokk am déet ci jongante yi ndax dafa toll ci faju waaye tamit Gorgui Sy Dieng mi nga xamante ni moom mooy pivot bi moom nag fi mu ne nii dañu toll ci waxtaan ak clubam ca NBA sunu gaynde nag daanu fu bàyyeekoo wutali Espagne laata ñuy jàll Tunisie Pafara Ñinga gannaaw ñeenti fan ñu amal ko entraînement kii di seen entraîneur di Porfirio de Fisac di rafetlu bu baax joueurs yi ku ci ne ni ngay joxe sa bopp ba jeex mu nekk pàcc bu njëkk boo xam ne te kii di meneur de jeu bi di Juan Dalméda bokk ci moom sax bokkam ci afro basket bi leer a gut. El trabajo
el empuje. tey gannaaw entraînement biñ ko amalee nag gis naa ne war nañu nag xool ñaata jour la ñuy mën a yóbbu waaye jour yëpp gis nañ ku ci ne dugal na sa loxo ànd ak motivation bu mag jamono ji meneur de jeu bi di Xandal Mayda journée bi yëpp day nekk kii di préparateur physique bi ak kiné bi ñu koy toppatoo xool ndax dina mën a jouer loolu la ñu bëgg waaye nag gis nañ ne moom boo moytul du ci bokk ndax nag gaañu-gaañam métti. Horas diarias son las que hagan falta para intentar. Si es posible que haya alguna opción de que Dalmeida llegue, que llegue. beneen cas bi nag moo nekk pivot bu Minnesota di Gorgui Dieng entraîneur bi di Dundee Yaakaar ne dina bokk moom it ci jongante yi. Depuis la fédération bi ñu ngi def lépp lu ñu mën nag ngir fexe Gorgui Dieng ñëw bokk ci afro basket bi métti na lool ndax nag kayit yu bëree bëri wàllu administratif di nga ko def ak waa États-Unis waaye nag am naa yaakaar ne góor gi dina ñëw bokk ndax saa su ne ñu ngi nekk en contact. J'espère qu'il sera là le plus vite possible. naam Sénégal ak Tunisie ñoom ñooy organiser waaye Porfirio nag moom li mu bëgg dem ba ca cappaandaw ga. Comme entraîneur, il est super motivé de pouvoir jouer ici à de mi país. man entraîneur dama sawar ngir jouer ci sama kanamu dëkk lool dina ma neex lool waaye nag samay ambition mooy bañ a ñàkk saa su ne nag damay jéem a def le maximum mooy gañ match gañawaat ba ca topp. Tout faire pour y arriver. El máximo en filosofía. équipe nationale bu góor ñi ci wàllu basket talaata ji nag ci la fas yéene dem ca Madrid ngir nag jonganteeg équipe bu Espagne bi laataa muy dem ci Tunisie jeexal préparation bi. ñu wax ci beneen xeetu tàggat yaram bi nag xeetu rawante gaal la bi yoon nag ca Saint-Louis lañu koy amalee mu sport nautique boobee ñu gis ni lañu bëgg rek mooy fexe ba ràññee tout tànk yi ñu gën a xarañ ngir waajal leen ëllëg ñu mën a bokk ci Jeux olympiques yi Saint-Louis nag lañu koy amalee ni ñu ko waxee rek reportage Ousseynou Diop. nga xamante ni mooy festival kayakiste bu njëkk ñu koy amal nag ci dex gu mag gi lii nag mooy édition bi njëkk bi lañ ci bëgg bokk na ci xool xale yi nga xamante ñoo gën a xarañ ci wàllu yu ni mel ngir ñu mën leen ci xiir. waaw ne ñi teew ñi si ëpp mooy ñi nga xamante ne si ñoom nañuy gën am yaakaar si ñoom nañuy gën liggéey ñoo ñëpp teew noonu te itam xëy na li nga xamante ne moom lañ si war dolli rek mooy gën dugg si ndaw yi gën leen jox information gën leen jox jumtuwaay. gën leen encouragé pour nu gën mën ñëw si njow kanu ak njowu kayak. ndaw yi nga xamante ni amaguñu sax fukki at bokk nañ ci fête bi ak ay bateau de loisir ci distance su 200 mètres si junior yi Gana Diop moo jiitu ak temps 1 minute 008 secondes ci distance su 200 mètres Abibou Touré ci senior yi ak temps wu 55 secondes waa Ligue bu Saint-Louis nii la ñu bëgg mooy ñaareelu médaille olympique bu Sénégal bàyyee ko ci ndar géej. canoë bokk na si sport yi nga xam ne Sénégal mën na sam yaakaar médaille olympique. ndax am nañu xale yoo xamante ni xereñ nañu njoow nekk na fi cosaan nekk fi aada nekk fi bëgg-bëgg xam nañu at bu nekk événement bu mag a mag dafay am muy les régates de Saint-Louis te régate mooy joow rek mooy joow keneen mooy joow kaat xale yi joow seen ay mag seen ay nijaay seen ay bàyyi noo joow si rawante yi. fédération sénégalaise bu canoë kayak itam lu ni mel la wax waaye ñoom ñu ngay gën a xaarandi ay moyens yoo xamante ni day jóge ci état bi ngir xale yi gën a mën a wane seen xarañte. aujourd'hui suñu souci. Ousseynou Diop cant ak ngërëm ñeel na la yéen it naka noonu ci kanam tuuti Cheikh Tidiane Diaw dina fi teew faram-fàcce leen xibaar yi ci nasaraan lay doon jërë ngeen jëf.